au complet ak yow. te Aliou Cissé. ak yow. ñaari nit cundum ci plateau bu yaatu bi ngeen di au complet. ak yow. non mais franchement vous abusez quoi. franchement vous me sortez de partout. mais non mais ak yow ci team bi nga bokk. au complet. au complet. waaw au complet. Diouf te nga régime. pourtant maa ngi. Diouf régimal. ay waay bàyyi ma rek ma nampal goos gi ba ci kanam. ci régimal. régimal ah. wuy ma koor gi jëloon na. waaye après xam nga rek nampal. bàyyi rek nampal ruy yi ngay naan nga war a bàyyi. allez c'est parti pour lu li xew biir internet. jaa ngeen jëf internet yi jaajëfal nañ leen nuyu téléspectateurs yeeg internet yi ñoom ñëpp d'ailleurs fàtte xam naa après dinaa ko wax El Hadj ne ko maa ngi gis commentaire internet yi déjà ci Teranga Sénégal bi ñoom ñëpp ngi demandé ñoom tamit seen wàll xam naa ni ci kanam dinañ ko ñëw waxtaan ceeg moom borom Teranga Sénégal xam naa mu bàyyil aslëf ñii di internet yi mais di jaajëfal nañ la. maa ngi lay nuyu Mamadou di nuyu Pape di nuyu suñu internet yi nga xamante ne chaque fois bu heure bu baax bi jotee rek dañuy daal di ñëw daal di teewlu lii nga xamante ne moo xew ci biir internet namoon nañ leen torop nag donc tey ñu ñëw indi leen li nga xamante ne moo daal di daanu ci diggante week-end bi démb ak tey. dafa bari information yi day bari parfois yenn yi du yàgg sax de mais gars yi dañuy jàpp ni dafa caduc. waaw bon ce n'est plus d'actualité. c'est que dafay gaaw en fait. dafa information yi day gaaw ay fay taf lay doon démb gis naa ñuy souhaiter joyeux anniversaire kii nga xamante ni moo fi nekkoon njiitu réew di président Abdoulaye Wade. internet yu bari gis naa ñu koy statut WhatsApp ñëpp ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi yàlla gën a guddal fanam 96 ans. 96 ans moom mii di Abdoulaye Wade né un 29 mai 1926. donc démb le 29 mai 2022 la daal di am 96 ans moom suñu maam la donc defe naa ne ñun ñëpp suñu génération maam Abdoulaye Wade sax la ñuy wax du ñuy wax président di ko souhaiter encore une fois un très joyeux anniversaire. yàlla gën a guddal fanam. ak lan amiin leneen lu fi defaat buzz ci diggante démb ak tey. ah waaw yow tamit démb am na fête yu ñu doon feete waay. lan la woon. ah yow it. lan la Ndiaye. les mamans. fête des mères oui. c'est vrai. Ndiaye non waay. an sama kër fête des mères oui yow de moom wax nga dëgg de mais yéen nouvelle maman yi ñun ancienne maman yi la ñu wax. maman la jur dafa metti de. amul nouvelle ak ancienne. gisoo ni muy def. changement de corps lépp la indi. macha allah yàlla guddal seen fan. yéen yaay yi ñi nga xamante ni aussi ñàkk nañ seen yaay yàlla xaaral leen àjjana. amiin en tout cas démb yi tamit fête des mères yi ba joxe nañ cadeau yi. waaw cadeau yi ñëw nañu macha allah. waaw monsieur Diouf moom kenn waxu dee waxam moom. macha allah ci fête des mères yi. voilà gis naa nag am na ku ne def benn statut bu am solo ci fête des mères yi. message boobu moom. mi ngi nii ñu koy wane bëggoon naa ñu partager ko téléspectateurs yi voilà mi ngi nii mais kii wax na lu am solo de message bi mu jox mère yi nii nee na depuis tout le monde publie la photo de sa maman maanaam ñëpp ngi publier sa photo yaay mais gisagul photo yaay boo xamante ne dafa am cër yaa ngi ci biti. wala nu mu solo jekkul wala am ay tatouage wala chaîne tànk ak yooyu nee na nag j'espère que dans quelques années wala ci futur bi suñuy doom duñu rus. posté yenn photo yi seen yaay tey. message bi am na solo ñu bàyyi ci xel. dafa am dégg-dégg ak fu ñu koy waxee. yéen yaay 2.0 yi. donc pour dire que internet bi lu mat a bàyyi xel la fi mu ne nii ñëpp a ngi dugal seen yaay yi ci am ànd ceeg fierté. gis ñu tatouage gis ñu dara gis ñu lenn loo xamante ne day gàkkal wala ñu wulal image yu yaay yi nga xam dañ koy partagé fierté lañ ciy am donc ñi nga xamante ni ñoom yaay nouvelle génération yi nañuy bàyyi xel tamit seen doom yi suba fête des mères yeeg yooyu ñu leen di publier. waaw lu mat a ñun koy t'inquiète même pas ñu ngi si lu mat a bàyyi xel la am na solo de loolu baax na ci jaajëfal yaay yëpp. yàlla guddal seen fan ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen. rawatina sama bos waaw. souhaité ko bonne fête rek. mooy yow tamit souhaité waat kay. kooku kay mooy suñu mbër. allez madame Bey. ak lanaat. bon li si daal di xewaat bëri na waaye nag am na benn mariage lu ma ne mariage de l'année laa koy wooyee. defe naa kenn si suñu lion yi la de. Pape Abdou Cissé la. waaw këñ lii moom mooy mariage du week-end xam nga mariage de l'année. waaw ndax dafa def buzz. gis naa ko ci statut yeeg déjà mariage traditionnel bi rek defoon na buzz. mais bii tamit defe naa week-end bi yëpp daal dina def buzz tamit. voilà regarde-moi ça. du romantisme international sénégalais.
doomu Pikine moom Pape Abdou Cissé mariage am bi yàlla barke sëy bi. en tout cas gis naa ni ci réseaux sociaux yi ñëpp statut nañu jabar ji ak ñoom ñenn ñi nee nañ mariage immature la ndax ambiance bi fa nekkoon. waaw ambiance bi fa nekkoon fecc yi première danse waaw c'est-à-dire lépp nga fa woon. chorégraphie entre monsieur ak madame franchement c'est bien de voir ça parce que ça montre que encore il y a du romantisme encore ici quoi c'est beau de voir ça. mais internet yi ñuy tooñee invité yi. ñoom yeneen coéquipiers yi. nga xamante ne ñoom la bokkal équipe nationale champion d'Afrique yi man bëgguma koy tooñ champion d'Afrique bi. ah mais ñoom ñoo groupe taxaw photo léegi nag xam nga internet yi ñoom détail par détail képp kuy solo na nga xam ni ngay def. détail par détail léegi dañuy critiquer joueurs yi. ñu critiquer joueurs yi xamuñu solo yi ñoom maillot ak daal yooyu ñoom daal nee nañu. short joueurs yi nañu rester en maillot. ndax defe naa looloo leen gën. loolu lañ xam ñu ngi commentaire daal mais pourtant ñoom dañ sañse. non du si sañse bi ci dàll yi la. waaw dàll yi ñoo ci waaw yenn dàll yi ñu boole costume. am na sax xoolal lii am na sax ñu ne waa génération 2002 dañu war a ñëw coacher génération bi. ci côté solo wax ne génération bi stylé wuñu quoi. ah loolu la ñu du man nag du samay kàddu nag internet yee ko wax mi ngi ci Twitter. nii la lii yëpp liy xew ci internet parfois information yi fun yu ñuy partager ci réseaux sociaux yi. lu neex du rek lu bon. mais ñu nit ñi ngi fii di leen gën di alerter actualité la en temps réel yéen ñu ci bari yéen internet yéen a ñu koy partager grâce suñu hashtag bi Midi Plus suñu net Facebook live YouTube live Instagram live may yi ñu doon lam-lamee officiel yii la waa Puma fësal ne Sénégal yii lañu fas yéene sol ci mondial ba ñenn ñi nag gis naa ne ci suba ak léegi internet yaa ngi wax ci may ba tey rafet na wala rafetul pour man yow rafet na ci yow. c'est passe-partout les goûts et les couleurs ne se discutent pas. les goûts et les couleurs pour man c'est passe-partout l'essentiel nañu prouver ci terrain bi. moo gën a am solo. waaw commentaire leen ñu ci maillot yi ba xam bi. ndax voilà d'accord ngeen waaw déedéet ba xam pourquoi pas c'est comme que c'est interactif am ngeen possibilité. via suñu hashtag bi di Midi Plus suñu net Facebook live YouTube live Instagram live actualité bi. dañ ci ñëw gis naa ni waaw Sadio Mané de donte perte na finale bi ñun ñëpp dañ ko doon support keroog mi ngi mel ne Sénégal la doon jouer waaw mi ngi weekend bi mais dafa mel ne yow Real nga faraloon. kan man mi ruube rek ma ci dugaloon. dafa am ku ma doon ruube ku dëkk Kowet loolu rek moo ma ci dugaloon mais. xol yeeg yëpp lay doon vraiment moom année bi bëggoon nañu mu gagner Ligue des Champions bi jóge ci Coupe d'Afrique bi FA Cup bi. que jël coupe d' beneen trophée mais malheureusement. Real dafa mel ni mooy équipe bu yàlla daal en tout cas. ah mi ngi noonu de moom daal 90 minutes teewul dañuy gagné. waaw félicitations en tout cas di ko souhaiter mais en tout cas ñi nga xamante ne ñoo di supporteru Liverpool bëgguñu Sadio Mané dem ndaxte ñu ngi ko doon defal benn sorte d'ovation naan ko Mané don't go maanaam Mané bul dem. maanaam desal ak ñun. ah en tout cas de ñu ngi koy xalaat fële ca Bayern ni ngoon dinañ ci ñëw ak sport à la ñi mu gën a yaatoo. actualité bi. gis naa interview président Macky Sall bi internet yi tamit ñu ngi ci di suba ak léegi mooy bi mu def fële ca Jeune Afrique. waaw moom nag daal dina def benn interview ñu daal di ko titré Macky Sall je suis loin d'avoir achevé mon travail maanaam nee na moom xaajagul sax bay pare liggéey bi nga xamante ne tàmbali na ko pour Sénégal. loolu nag daal di créer ay réaction à la chaîne ci réseaux sociaux yi. xam naa troisième mandat lañ ci gis quoi. ah waaw en tout cas kii nga xamante ne moo di Jeune Afrique moom loolu la wax. na ni mu interviewé président bi ak li ñu si jot a wax moom daal dafa daal di leeral wala fësal que ne voilà dafay fas yéene def troisième mandat léegi nag internautes yi ku ci nekk yaa ngi ciy joxe sa avis. ci suba ak léegi la kay déjà depuis ci week-end bi ba tey Jeune Afrique def ko à la une gis naa ne tey ci site d'information moom lañ jiital ci première page yi interview bu mag la kii di président de la République Macky Sall accordé ñii di suñu confrères yi Jeune Afrique. ñu waxtaanee li gën a fes ci week-end bi nganuk Serigne Mountakha fii ci Ndakaaru en tout cas mbégte la àjjuma ba tey démb ci dimanche bi week-end boo xamante ni mbégte la week-endu image yu am solo la internet yi doon partagé. waaw mu ñu daal di xëy déjà vendredi dafa tawoon. mu daal di nugg neex ba dee. macha allah foo toll di dégg xasida yi. macha allah donc sëñ bi moo ñëwoon ci jàkk gi. Masaalikul Jinaan donc mu daal di nekk nag benn événement bu rëy mu daal di am na sax ñu ne deuxième màggal la woon. macha allah waaw am na ñu ne deuxième màggal la woon mu naan màggal Touba xàmmee sama tekkil sa masque xàmmee nañ la. billaay màggal Touba tekkil sa masque xàmmee nañ la am na sax ñi nga xamante ne ñu ngi doon tooñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy murid ca diaspora naan leen seen toogaay nii la seen toogaay nii la instant bi da ngeen daal di mer ba croiser les bras. ma suñ sañoon fi teewee waaw waaye murid fépp fu mu nekk rek jërëjëf Serigne Touba comme ni ko président Macky Sall waxee ca ba muy dem seeti kii di Serigne Mountakha ci nganam gi ci week-end bi fii ci Dakar ñu dégtal leen ko.
jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfate Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yal na fi yàgg te ànd ak wér. Amin président de la République moo wax lu ni mel ca week-end bi la woon nganub Serigne Mountakha fii ci Ndakaaru waaye beneen fierté bu ñu amaat di xalif général Medina Baye demoon def ab visite fële ca Darfour mais li fi jot a am comme mbégte toujours ñëpp di ko partage ci réseaux sociaux yi mooy benn conflit bu fay am bu fa yàgg am depuis 2003 ba léegi mu dem ne gars yi nañu wéer ngànnaay yi jiital jàmm ci lépp mu nekk loo xamante ni suñu mbégte la. waaw moom nag dafa daal di demoon li ñuy naan en mission de paix fële ca Soudan moom mi di xalif général de la Fayda Tijaniyya Cheikh Mouhamadou Mahi Niass donc moom dafa daal di présider li nga xamante ne moom moo di séance de xadratul juma bi vendredi bi passé donc vendredi 27 mai. mu daal di nag am benn accueil fële ca Darfour boo xamante ne dañu ne accueil digne d'un prophète. ndaxte ñëpp daal di génn mu mel ni prophète nitu yàlla dëgg moo daal di ñëw donc ñu si sant yàlla la bu baax te di ko ñaanal li nga xamante ne moo di mission bi mu daal di tàmbali mu réussir ko ak succès. ndamu Sénégal la TikTok Facebook Twitter fépp ñu ngi doon partager vidéo yi comme ñu ni ñu def ni xool leen extrait bi ngeen ñu baaxee leen ko ci nganuk ki nga xamante ne mooy xalif général de Medina Baye fële ca Soudan. يعني تي foto boy bi la jël voilà drapeau Sénégal. a réussi l'exploit de mooy réunir li nga xamante ne mooy 50 tribus. oui 50 tribus la daal di réunir pour ñu mën a def li nga xamante ne mooy. paix wàccee armes yi waaw. am na solo ndamu Sénégal la woon. waaw drapeau Sénégal jógati na ca kaw. jaajëf bu leen fàtte mu ko dañuy may ay cadeau nag xam naa ni mairie mayeegul mais léegi ma nangoo ko ci moom. jili CSB téléphone portable yi ak yii nga xamante ni mais ñoom trouvé guñu dañuy def téléphone gi. envoyé leen commentaire yi ngeen ñuy proposé aussi comme ay sujets parfois yi ngeen xam ne ngeen bëgg ñu gën ci expliquer ak suñu experts yi wala suñu spécialistes yi nga xam ne saa su ne dañuy intervenir ci émission bi. ak aussi jeux yi ñu fiy def maanaam ay images cachées pour ngeen am possibilité joxe seen réponse même bu émission bi jeexee ci cadeau yi mën ngeen ci profité jaajëfal jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi min ngeen adresse am ak yeneen i boutiques yoo xam ne diggante Colobane Gueule Tapée ak yeneen mi ngi noonu moom li min ngeen numéro téléphone am Samsung yi yees yi matériel électroménager yi mën ngeen ko amee foofu ci boutique yi nga xam ne mi ngi nekk diggante cité Kër Góor gi ak Gueule Tapée Colobane jaajëf jili e-réputation tamit lu am solo la tey moom am na ay internet ci week-end yi ci bari boole suñu hashtag bi dañu doon wax ñu ñëwaat ci e-réputation maanaam xoolaat su baax ni ngay taxawaay ni ngay nekkee ci réseaux sociaux yi yow de sa e-réputation baax na sant yàlla ñu ngi jéem macha allah waaw chaque jour daal ñuy jéem donc comme ni ko Ndiaye waxee e-réputation dafa mel ni rek booy dox nii maanaam ñu naan sa jëw na rafet loolu la donc sa jëw nag comme réseaux sociaux wala internet dañu ne mbedd la donc sa réputation sa e-réputation maanaam sa jëw ci internet bi dafa war a rafet am na nag ñi nga xamante ni sama saar gi seen réputation baaxul non yow moom boo koosee mais am na ñoo xamante ne nag voilà seen réputation ci réseaux sociaux yi bokkul léegi baaxul plutôt léegi loolu naka lañ koy gérer am na aussi ay internet ñu doon laajte ay conseils yoo xamante ne bëgg nañ ko pour gën a setal wala rafetal li nga xamante ne moo di seen e-réputation parce que léegi Ndiaye e-réputation da lay topp ba sa liggéeyukaay ndax am na ay recruteurs yoo xamante ne nii voilà bu ñu la jëlee en ITV interview suñu paree dañuy dugg dem tapé sa tur ci Google ñu génnee par exemple sa e-réputation xool sekk nañ waxtaan nag ak ñaar ñu nga xamante ne nii fii seen e-réputation ci Sénégal rafet na ñu daal di sekk ak ñoom waxtaan ngeen déglu ko ñu ñëwaat. nga garder sa réputation foo mënti dem du looy forcer du waaye dafa mel ne nit ku nekk yar bu nga am walla yar biñ la yar noonu ngay yóbbu foo dem noonu ngay yóbbu ak foo ne te loolu dafay tax nit ñi bu ñu amee sensation walla ñuy yëg ne kii wax ak ñoom
mooy ci mbind mooy ci photo wala ci vidéo am na wegeel gu am sa diggante ak nit ñi dañ la koy delloo. dafay am impact ci sa carrière parce que nit ñi dañuy xam ne kii ñuy jëflanteel lii mooy ay jikkoom lii mooy melokaanam nii la mel soit da ngay nekk nit ku sympathique nit ñi mën a ñëw vers toi da ngay am ay valeurs ak ay vertus yooyu défendre nit ñi xam ne lii ñuy wax am na koo xam ne mu ngi défendre approximativement la même chose en tant que communicant dafay nekk benn mbir moo xam ne dafay joindre nit ñi li ñu bëgg a wax. voilà e-réputation dafa am solo am na léegi benn internet bu ne e-réputation baax na ci nit ki waaye tamit baax na ci entreprise. nañ leen gën a détailler pour entreprise yi xam naa ni fi ne nii day xat mais baax na ngeen xoolaat bu baax seen e-réputation rappel la rek mais saa su ne dañ koy waxtaanee ci émission li xew ci biir internet bokk na ci xew ci internet fi mu ne nii jamono ji wax naa ko léegi entreprise yi amatuñu temps wu sax léegi di xool CV classique yi directement boo xëyee yow la kan rek buñ duggee ci réseaux sociaux yi wala internet bi set donc sànq maa ngi doon xool bi ñuy wax ci e-réputation bi gis naa Google tamit xam na am na possibilité wu ñu xam bu baax nit ki mooy kan ak waaw lu ñuy naan Google c'est tout de nous. waaw c'est-à-dire ñun dañuy dugg ak di génn di def suñuy recherche ngeen foog ne la yooyu yëpp. wala information yoo xamante ne Google da koy denc. donc boo leen bëggee xam yow lan la Google xam ci yéen. c'est très simple da ngeen di suivre tuto bi ñu leen présenté. nga xamante ne da ngeen di daal di dem ci baaru Google bi ngeen daal di taper Google Ads Setting. Ads ADS ak Setting GS à la fin. su ko defee ngeen daal di cliquer ci deuxième lien bi bu dee version française bu dee version anglaise premier lien bi la bu boobaa dina leen wan lépp li ngeen xamante ne nii moom la Google xam ci yéen et vous allez être très surpris ba ci sa âge Google di xam na lépp ci sa centre d'intérêt li ngay faral di rechercher li ngay faral di lekk c'est-à-dire absolument tout mais am na benn bouton boo xam ne boo ko coché noonu dina pas à 100% mi ngi nii. pas à 100% mais dina nëbb ci yenn activités yi nga xam yaa ngi koy yenn activités yi ngay def en plus aussi sooy faral di def navigation privée donc loolu da ngay faral aussi di protéger say informations. lu am solo mais Google moom sachez que lépp loo leen dugg def ko comme recherche mi ngi koy denc ne par exemple type bi moom lii lay def lii la bëgg donc ngeen daal di ko tester su ko defee ngeen daal di xam lan la Google xam ci yéen. jaajëf am na solo. waaye recherche yi fi mu ne nii de mooy Bercy bi 18 juin dina gars yi di tàppe. waaw 18 juin moom fu mu ne nii. déjà gis na Snapcode bi donc am ngeen possibilité comme ni ñu leen ko doon waxee yéen internautes yi am ngeen possibilité dugg Snap filtre bi Bercy baa ngi fi ngeen def préparation yeeg son yeeg yi ngeen bëgg peut-être on sait jamais mën na am yi ngeen di choisir nii Youssou Ndour préparé ko daal di koy dóor fële ci Bercy mais avant Bercy bi sax am na vidéo bi en tout cas préparation waa Super Étoile la fi mu ne nii ci 18 juin bi 2022 fële ca Paris Bercy ñëpp di ko waaj mën nañ leen dégtal vidéo bi ngeen xool gars yi ni ñu koy waajee Snapcode baa ngi fi defal leen seen ay vidéo ngeen envoyé ñu ko ñu nit ñu partagé ko ci émission bi. suñu mbokku Gambien yi ñëpp daal di àndandoo waa Norvège waa Suède waa Danemark waa Espagne Italie maanaam le monde entier ñoom ñooy daje nag ca biir Bercy ca France. le 18 juin Paris Bercy gars yi mbaa pare ngeen est-ce que wóor na ni pare ngeen si benn temps bi préparé garaaw na de. macha allah na ñëpp waaj Bercy bi avant Bercy am na waaye nañ ci bàyyi détails yeeg yooyu jaajëfal leen waxtu wi jot na mairie mayegoo téléphone portable yi mais xam naa ne fii ak suba. nañuy def image cachée. ak yeneen yi nga xam ni dañ koy jox c'est pour vous yéen internautes yi ak téléspectateurs yi jaajëfal la tàggatool internautes yi tàgg téléspectateurs yi ba suba incha allah. waaw di leen jox dig daje rek ba demain incha allah si beneen numéro bu boobaa ñu indi leen yeneen trucs et astuces li nga xamante ne ci internet bi la ci WhatsApp bi wala leneen ak leneen. am na solo El Hadj bu fekkee yemb nga ci ginnaaw. waaw maa ngi dégg. voilà dañ la doon tàggu rek xam naa ni nii ñu daal di tënk rek ba suba incha allah ñu ñëw yaatal. gis naa yeneen challenge nag yoo xam ne gis naa la ci mais damay bàyyi ba suba daal wala fin semaine bi. waaw d'accord ay challenge yu xew TikTok nii. mu ngi ko bëgg a lancer gaaw nga commencer def challenge bi. jeex na. waaw incha allah yow propose-moi demain rek. incha allah mais merci on est très content. jaajëf merci Merry Beye Diouf. merci Mamadou Ndiaye on vous retrouve demain dans Midi Plus pour li xew biir internet. Trône bi duma fa sit